asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ñaar lay doon bi ci njëkk moo di rek lu jëm ci xayma bés bi ci coronavirus bi Sénégal am fanweeri nit ak juróom-ñett yu ci ñàkk seen bakkan tey ji juróom-ñeent fukk ak ñaari positif la ñu am fukki cas communautaire ak ñaar fukki nit ak benn wér nañu ba ñibbi seen i kër dinañ ci dellusi ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci wàllu njàng mekk njàngale mi la ñuy àddu tey jii nag ak démb ñii di enseignants yi ña nga jëm ca barab ya nga xam ni fa la ñuy jàngale loolu yi nag ministère bi ñu dénk wàllu njàngale mi moom moo ko organisé ànd ci tamit ak ministère bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi waaye ñoom enseignants yi nee nañu naam ñi ngi dem liggéeyi waaye nag seeni syndicat àddu nañu nee nañu daal bu fekkee ni dem nañu ca barab yi te condition yëpp dajewul jàng du am jàngale du am kon nag faaw ñi nga xam ni ñoom ñooy autorités yi daal di fagaru ci yenn école yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi ñi ngi waajal bés bi bu nee saa ñu dellu si waate ci faram-fàcce bi. salaamaaleykum mbokk yi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi bi ci njëkk mooy xayma bésu tey bi Sénégal am fanweeri nit ak juróom-ñett ñu ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi am na yi tamit tey jii juróom-ñeent fukk ak ñaar yu wér am na yi tamit fukki cas communautaire ak ñaar lu mat i tamit ñaar fukki nit ak benn wér nañu ba ñibbi seen i kër xayma bés bi ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci bésu tey bii di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de mai 2020. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñaar dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñetti fukk moom la ñuy wax contact fukk ak ñaar nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Mermoz am na benn yooyu yëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Mbaaw tam am na benn ca Touba nemmeeku nañ ne am na fa gis nañ fa 4 cas communautaire ñaar fukki patient ak benn ñoom bi ñu leen seetee gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaar fukk nag moom am nañ ko ci cas grave ñu ngi nekk ci bërëbu soetaas ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan réewum Sénégal dina wéy di faj ñi nga xam ne ñoo am jàngoroy coronavirus ji ak hydrochloroquine bi ci milieu hospitalier loolu nag donte tey jii ci jamono yi ñi di waa OMS publier nañu daal wax ne lii di hydrochloroquine bi maanaam gisuñu njëriñam ci weppi coronavirus bi naka noonu yi tamit ñu xamle ñoom ni hydrochloroquine bi dafa am ay njeexital yu bon ci wér-gu-yaramu doomu aadama yi ñi nga xam ne nag ñoo di waa Sénégal ñoom gisewuñu noonu nee nañu daal dinañu wéy di faj nit ñi ak hydrochloroquine bi ci Sénégal équipe bu professeur Seydi ñoom nag nee nañu li nga xam ne moom lañ doon jëfee te mu jik leen ba suñ joon yàlla tey ci wàllu paj mi noonu la ñu koy continuer ña ngi ko wax ca AFP ki ko xam ne mooy docteur Abdoulaye Bousso professeur Moussa Seydi nag mi nga xam ne ak directeur de cabinet bu ministre bi porte parole bi ñoom nag ba léegi nanguwuñu àddu wala yëy yàbbi jëmale ci bi leen AFP woowee waaye nag docteur Boussa xamle na ni loolu nga xam ni moom la wax mooy position wu autorité sanitaire yu Sénégal kon nag ñu jàpp ni réewum Sénégal dina wéy di faj ñi am woppi coronavirus ji ak hydrochloroquine. ñu daal di ñëw ci beneen fànn ndax njàpp day aar nit ci coronavirus bi loolu nag ñi nga xam ni ñoo nekk ca Angleterre ca Grande-Bretagne ñoom ñoo def étude bu mel noonu di universitaires yi ndax ñoom daal seetlu nañu ni ci ñi nga xam ne ay jullit lañu ña fa am doomu jàngoro bi néew nañu ñu méngale ko ak lii di njàpp mi ñenn ci ustaas yi ak ñi nga xam ni dañu am xam-xam ci wàllu lislaam nee nañu loolu jaadu na wala yanu na maanaa ñi nga xam ne nag ñoo yëngu ci kër docteur nee nañu loolu daal du lu wér. ki ñu defar reportage mooy Cheikh Assane Fall ak Thierno Bachir Sow. ci biir alxuraan ci saara juróom benn bi ñuy woowee almayida ci benn aaya yàlla sunu borom ma ngi fay wax ne
képp koo xam ne moo ngi ci diine gi bëggul nga am benn ngant moo tax sax mu bëgg képp koo xam ne da ngay def lenn ngay mënti setal sa yaram ma ngir mu mën a wàccee yërmandeem si sa kaw. bileb aaya di wane bu baax njëriñ gi cet am ci biir diine bi lislaam ci jamono joojee fële ca Grande-Bretagne ab rapport bu professeur Richard Weber génnee moom mi nekk ci université bu Newcastle dafay xamle ne jullit yi nekk ca réew ma su fekkee ñoom ñi coronavirus sonal leen bu baax dafa fekk ne juróomi yoon ci bés bi dañuy jëfandikoo ndox ngir di mën a làpp lii lay tax sax ba bi lépp conclusion bi nekk seen rapport ñoom sax nekk loo xam ne évidence la ci sunu ustaas yi lee. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ndax kenn ci yéen bu amoon dex muy romb ci buntu këram mu ci sangu juróomi yoon ci bis bi ndax dina desee tilim ñu ni ko déedéet yaa rasulullah mi ni kazalika salawatul xams mu ni julli juróom noonu la mel ci njàpp bi ngeen di jàpp juróomi yoon ci bis bi nee na bu ngeen koy taqoo noonu lay dindee ci yéen fa tabarakallah bépp tilim islamiquement parlant nit ki bu yeewoo balaa sax muy jàpp dafa war a raxas loxo parce que raxas loxo moom mooy dindi li nga xamante ne mooy sobe si wala li nga xam ne mooy bactéries yi wala li nga xam mooy virus yi wala li nga xamante ne mooy parasites yi kon jàpp kon jumtukaay la pour laabal doomu aadama bi. suñu seetloo bu baax sax ñiiti scientifique yi dañu wax ne nit koo xam ne Covid 19 bi jàpp na la dafa fekk mu jaar ci yenn bërëb yoo xam ne dafay mel na sa loxo wala feneen foo xam ne ngelaw mën na faa jaar ak layti microbe jàpp nag nekk mbir moo xam ne soo koy def fépp foo xam ne tilim mën na faa nekk da nga fay dugal sa loxo ngir mën koo setal balaa ngaa dem ci julli ji. xoolal tey ni ñuy jàngalee raxasu ni saabu pour yàlla musal ñu ci mbirum feebar bi bokk na ci ngëneel yi nam ngay xàllil say baaraam tey jii nii booy jàpp waxuñu rek na nga def nii nga raxas parce que bu dul loolu di nga bàyyi li ñuy tuddee lumaa mooy 2 heures ba ci ki am sikkim yoo xam ni dafa xaw a fattu charia nee na la tam booy jàpp na nga ko xàllil. li koy gën a wéral nag mooy lan lay raxas mooy li ëpp mooy cër yi nga xamante ne ñoo féetee biti mooy xar kanam nga xamante ni poussière da koy dal wala li nga xamante ne mooy suuf wala li nga xamante ne mooy virus yi. wante rapport bi le moom kii di docteur Thiam bëgg na ñu def ci ndànk moom mi le xam ne moo ngi yëngu ci lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram gëm na ne lii di gel hydroalcoolique moo ëpp njëriñ su fekkee ne sax bañul benn yoon lii di ndox am na njëriñ ci raxas yi loxo. yaakaaruma ndox bu ñuy jàppoo ndox simple rek mën na rey virus wala bactérie mais le quand même c'est mieux que rien parce que bu sa loxo salté boo ci doxoon ndox dina ko dindi mais ndox ak saabu moo gën a ndox simple ndox ak alcool moo gën a ndox ak saabu donc foofu rek la mën a am impact raxas baax na mais ndox rek mënul rey virus wala bactérie par contre on sait que le gel c'est important parce que yow à partir sa loxo ngay dugal affaire bi sa yaram léegi sa loxo bu li fa nekkee bu ko reyee dootu mën a dem d'où l'importance des gels hydroalcooliques. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne li di cet bokk na ci ngëm-ngëm ci diine islam tamit bokk na ci mbir yu bëri yoo xam ne dañ koy def te lépp loo xam ne soo ko waree yeggale da nga war a ànd ak cet tax sax ba ci alxuraan ci suratul baqara verset 222 yàlla ti ci wax ne képp koo xam ne da ngaa bëgg ma jéggal la soo bëggee ci ma ñaan del ànd ak cet googee waaye suñu boolee cet gi xam ne moom la diine wax ak tamit consigne yu waa kër docteur ci joxe du doon lu dul lu gën ci nit ñi lee kaaraange jarak yi bokk na ci li nga xam ne dina gën a dooleel hôpital yi ginnaaw bi Covid 19 bi duggee ci réew mi ki ko xamle moo di maître Khaly Niang nekkoon fii directeur général bu sécurité de proximité nee na nag faw ci barabu l'hôpital yi ñu gën leen a defaraat gën leen a ñoŋal gën leen a jox ay jumtuwaay ba ñi nga xam ne ñoo fay faju di fa fekk condition yu mucc ayib Cheikh Assane Fall wala bokk Khaly Niang ci micro Sophia Ba ak Augustin Mandang. coronavirus bi tey xamuñ vraiment. app bi donc bu loolu amee nag ku nekk dafa war a jël sa responsabilité ñu jéem a dund ak virus bi léegi dëkk bu nekk ñu seet nañ lay doxalee parce que ñëpp bokkuñ ay réalité am na par exemple Matam moom laa doon joxe exemple léegi coronavirus amu fa tey boo leen nee da ngeen di toog ñu toog defuñ dara feebar ba amu fa mais je pense que ne loolu mënoon nañu leen bàyyi ñoom sécuriser leen ba nga xam ne kuy dëkk si dëkk bi dinañ ko contrôler ku fay dugg dinañ ko xam ba nga xam ne vraiment ñoom déjà dañ leen di génne ci mbir mi léegi ñi nga xam ne nag dañoo am ay problème coronavirus ñooñu bu ñu leen testé ñu confiner leen seen kër faj leen fa parce que boo leen yóbbu ci hôtel rek benn charge lay indi mais bu ñu la bàyyee sa kër bu fekkee ne affaire bi jéggi na dayoo ñu génne la yóbbu la ci hôpital mais fekk mën nañ la am vrai amul problème mën nañ la confiner ci sa kër léegi maa ngi doon wax léegi loolu la. Vraiment capital humain bi tamit baax na ci parce que le plan Sénégal émergent loolu la fi indi capital humain te loolu dafa baax ci dëkk développement
askan wi ñoom ñoo ko mën a jox seen bopp te xale yi bu ñu leen jëloon ku nekk corps de la paix loolu moo doon objectif bi après ñu créé ci volontaire de l'éducation ak service civique national dañoo ne woon service bu nekk dañ lay jël dooleel la jël xale yi dugal leen fa bu ñu toogee ñaari at bu fekkee ne vraiment prêt nañ ñu jël leen dugal leen ci administration bi. Omar El Foutiyou Ba nekk bindkat mel ni kuy feelu kii di Pape Khaly Niang ndax moom xamle na ni kat faaw ñu bàyyi xel ci kaaraange gi ginnaaw Covid 19 bi nee na yi tamit faaw askan bi ñu gën leen a ñaax gën leen a xamal li nga xam ni moom moo fi nekk bu ko defee système sanitaire bi dina ci gën a am doole ñu déglu ko ci micro Sophia Ba ak Augustin Mandang. fu mu toll nii corona dafa am succès ndax turam nag moo indi problème bi gis nga lu am succès ba nga xam ni commencé na fële su ñëwee fii. ñi ko war a ŋànk ni ñu koy ŋànkee yenn saa yi day xaw a doy waar daal ba nga xam ni ñoom li ñu gën a bëgg loolu waxu ko xamul la daal li may wax nii mooy wax boo xam ni dina am toujours ay éléments yu la manqué c'est normal mais dama bëgg a wax ni que daal yenn saa yi soo xoolee ba xool daal da ngay xam ni que optimum bi li nga xam ni war nañ ko am lu ci gën a bëri ni ñu gérer événement yi ni ñu ko amee foofu amee wuñ ko fii certainement waaw li jëm ci nit ñi nag seeni liberté ñu ne confinement ñu ne état d'urgence ñu ne lii ak lii man je suis totalement d'accord ak loolu ou bien dama naan pour ñu dindi ko maa la pour ñu yokk ko nañu dégluwaat nit ñi nga xam ni xam nañ ñu xool est-ce que nit ñi nan lañ leen war a accompagner ñi ñu war a accompagner mais nit ñi aussi ñu wan leen seen intérêt mooy ñoom ñu ñëw ñu xàmmee leen xam ni que ñoom fii lañ bokk dañ leen di accompagner mais ñoom am nañ warugal ci développement bi informel bi moo yore dëkk bi mais nag aussi am na loo xam ne ñoom tamit war nañ koy bàyyi ndax ñuy créer ay télé ñuy def ay télé. ñu àddu jëmale ci ndajaloo yi am ci marché yi dem ba marché Castor foofee nga xam ni ay junniy doomi aadama dinañ fay dem di jëflante ci wàllu njaay ak jënd foofee nag jël nañu matuwaay yu am solo ngir dajaloo bi bañ faa am ki nga xam ne mooy délégué général bu marché bi xamle na ni naam nit ñi bari nañu léegi-léegi sax coow dina am waaye nag dajaloo bu tax ñuy wax amu fa nee na sax diggante commerçant yi ak ñi nga xam ne ñooy surveillant yi léegi-léegi ñu jàppante ci mbiru takkal sa masque ak lu ni mel ki fa daxoon tey ji mooy Boubacar Dieng ak Selimane Diallo. marché Castor ay simili rekk toftalu ci fukki waxtu ci suba fii jaaykat ak jëndkat ñépp jaxasoo ci mbedd yoo xam ne dafa xat lool dox fi sax doon lu xaw a metti ci bërëb bi ki nga xam ne nag moo jiite marché bi ñu koy wax délégué général bi jàpp na ni ab dajaloo amu fi waaye dadi si ab marché jaadu na nit ñi di ñëw di jënd ak a dem. maanaam marché du am dajaloo dana am nag jëndkat ñuy ñëw di jënd di dem waaye dajaloo boobu du am ci biir marché loolu nag marché bi nu yor yaa ngi ni yéen a ngi noonu noo ngi nii xool leen lu ngeen gis moo ko ay dajaloo da ngay ñëw ko gis kii ñëw day ñëw jënd dem yoonam ñu ngi jël nag ay matuwaay ci lépp lu mën a doon. ngir moytu rassemblement am ci marché yi naka noonu jëfee li nga xam ne moo di mesure barrière yi ñuy liggéeyal mairie bi ku ci mel ni Moussa Traoré bés bu jot mu ngi xëy ci bile marché bi ñu fiy yegg ci sax ñu ngi ko fekk ci ab jàppante digganteem ak benn jaaykat bu sol woon maskam. mais du ñàkk doomu aadama yi nga xam ne dëgg nañu bopp soo ba ngoon jaroon na suñu agressé la wala saaga la wala dara ci sol masque seen jàmm mooy jàmm marché bi seen jàmm ñoom li parce que leneen laal marché bi kon ñoom vraiment seen jàmm la parce que suñu ñàkkee fu ñu liggéeyee su dee feebar dugg na fi ñu ñàkk fu ñu liggéeyee ñàkkal ñëpp seen liggéeyee donc loolu moo tax su ma ngoon ma taxaw si leen sol leen seen masque yi. ak silum su manti doon commerçant yi nekk fii ci marché Castor di sàkku ci kilifa yi rekk ñu jàppale leen ci xeex bi. ñu naan léegi nag takk leen nangam dañoo war di ñëw sécurité di ñëw duñu jàppale ci loolu ci liggéey boobu ndax baa doola mënul lépp kii mag la mën naa koy defal nangam mu def waaye mën naa koy defal nangam du ko def kii mën naa koy defal mu def waaye mën naa koy du ko def waaye nag bu ñu amee itam sécurité boo xam ne bi itam dañuy gën a jàppale ci loolu kii nga xam ne moo fi nekk itam néew na doole ci li muy liggéey yéen a ko tegal seen bët lu ne lay def daje pour ñu takk masque yi pour ñu def lii pour ñu raxasu pour ñu def lii lépp mu ngi koy taxawu kooku itam bu ñu amee ñu ko protéger ko jàppale itam dafay am solo. marché Castor naka noonu yeneen marché yu bari yu nekk fii ci Dakar li nga xam ne moo di rassemblement yi maanaam dajaloo bi dañ ko fay gis lii di wane ni fi mu toll nii bari na sénégalais yoo xam ni ñu ngi commencé bàyyeeku ci li nga xam ni moo di respect mesure barrière yi.
ñu ubbi xët wi ñu jagleel njàng meeg njàngale mi ñaari fan ci weeru juin njàngaan yi ak ñi leen di jàngal war a delluwaat ca l'école ya ñi nga xam ne nag ñoo di enseignants yi ñi ngi takk seeni bagage ngir dem rek ci barab yi nga xam ne fa la ñuy jàngale ministère de l'éducation ànd ci ak jëwriñ ji ñu dénk dem beeg dikk bi daal di koy organiser ñoom nag xamle nañu ni daal dinañu dem naam jàngale ji waaye seeni syndicat taxaw nañu jonn ni képp ku dem ci école fekkuloo condition ya nga xam ne mooy aar askan wi daje fa bul jàngale ki nga xam ne moo ñu doxantul ba foofu moo di Oumar Kane ca terminus Liberté 5. altine ba léegi ministère de l'éducation nationale lëkkaloo ak ministère des transports ñu ngi fexe ni jàngalekat yi delluwee fi ñuy jàngale waaye dellu googu firndeelul benn yoon ni njàng mi dina tàmbali waat syndicalistes yi ñooy artu. ci biir protocole bi dafa am ay poñ dañu ne école yi nañ leen nettoyer nañ leen désinfecter dañu ne il faut mu am ay thermoflash il faut mu am ay gel hydroalcoolique il faut que mu am ay masque il faut mu am ay gants il faut mu am kit de lavage des mains dañu ne ci biir classe yi waruñu weesu ñaar fukki élèves dañu ne foog mu am ñu dendan ca table yi 1 mètre 1 mètre 50 bu loolu matee jàngalekat yi daañu dugg classe liggéey bu ñu matul nag li ñu leen wax leer na bu kenn jël responsabilité dugg classe wala école boo xam ne matuwaay yeggut bu yembee ñu dugg jàngale ji bu yembul ñu dellu seen i kër wax ko organisation syndicat yi ñu daal di lijjanti ak gouvernement bi. mu mel ni anam yu ñuy amal voyage bi dalul seen xel ñoom jàngalekat yi jàpp nañ ni mën nañu gën a organiser seenu dellu bi. tey jii nga jël ay junni jàngaleet kat indi leen fii pour ñu jël départ mais loolu yomb na planification da nga leen bëgg a yóbbu ci région yi ci département yi mais na nga créer plusieurs points de départ boo amee benn point de départ dans la banlieue buy regrouper Pikine Guédiawaye Thiaroye mu am beneen point buy def Rufisque Bargny Sébikotane ak Mbao beneen point Dakar buy jël ay Dakar Médina Plateau Grand Yoff Patte d'Oie Ouakam Ngor Yoff mais loolu day fexe affaire yi gën a yomb parce que tey jii ku nekk fii ci ñun mën na contracter virus bi parce que distanciation physique respecté wuñu ko geste barrière yi respecté wuñu moo tax ñu koy dénoncer. waaye ministère bi yor wàllum njàng mi ak njàngale mi mooy dalal xel yi ci li mu wax lépp dina mat balaa njàng mi di tàmbaliwaat. premièrement école bu nekk dina am thermoflash loo xam ne que day jël température balaa ngay dugg comme nuñ ko defee ci oto yi amul kenn koo xam ne que dugg na ci oto bi te jëluñ température. deuxièmement amul kenn kuy dugg ci oto yi baa nga dugg ci école te yoroo masque que mu doon élève que mu doon enseignant que mu doon personnel administratif. amul kenn koo xam ne école dina mën a fonctionner te ndox amu foo xale yi di mën a raxasu loolu jël nañ ko en rapport avec les collectivités territoriales amul classe bu ñuy dugg te désinfecté wuñ ko mesures yooyu jël nañ ko. ñu joxante rendez-vous le 2 juin ngir xool ndax mesures yu ñu wax yépp dinañ ko respecter ndax su loolu amul enseignants yi dinañ leen dégg. député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly moom ma ngay wallu enseignants yi ak élèves yi ndax ma nga jëm ca l'école ya di fa def ay jumtuwaay ak di leen jàppale ndax moom jàpp na ni képp kuy nekk ca pencum ndaw réew ma di député war ngaa mën a ñëw jàppale enseignants yi ak élèves yi ba bu ñu delloo ca classe ya fekk fa jumtuwaay yu mucc ayib fekk fa yi tamit dispositif bu am solo Gora Ndaglo. ngir fexe ba ndongo yi naka noonu jàngalekat yi dellu ci salle de classe yi honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly jébbal jumtuwaay yu am solo IEF bu Mbàkke député bi ci pencum ndaw réew mi ne année blanche warul am ci réew mi. jàpp naa ne année blanche kenn wuru ko souhaité pour mu am te bu fekkente ni ñun ay député ñu wote maanaam bis boo xam ne 1000 milliards la ci ñetti ministères yor mbirum njàng mi muy éducation ak enseignement supérieur ak formation professionnelle ñun ñu wote loolu waruñu xool sàggan ba tey jii ñu perte milliards yooyu noonu aussi di dalal xelu parents d'élèves yi xam ni li nga xamante ni moom la préfet def jël ay responsable man mi ma def ko pour que élèves yi mën a ñëw jàng si te duñ am benn jafe-jafe ci mbirum mbas mi moo tax ñu jox leen ay masques élèves bu nekk tey gën ngaa ñëw nga am ay masques yu doy boo ñëwee am sel bu doy ak eau de Javel boo xam ne da nga mën di raxasu am distance boo xamante ni daan ko mën a respecté ba pare mbirum transport ñu ma leen koo wàññil jàpp si yaakaar naa kon parents d'élèves yëpp maa ngi souhaité ñoom ñëpp ñu bàyyi xale yi ñu ñëw jàng si
njàng moo xamante ne dana mucc ayib pour ñu àggale seenu examen yi nga xam ne moom lañ bëgg a def. mu ñëw jël si yooyu leen ndimbal préfet bu département bu Mbacké rafetlu doxalinu kii toog ci pencum ndawu réew mi. ñetti mbir tax mu def ko te mu nekk ñetti mbir yoo xam ne nekk na ñu nit suñu solo muy solo ministère éducation solo gouvernement bi ndax président de la république moom moo wax ne kuy sénégalais mi ngi lay woo nga jàpp si jóg jàpp si loo mën a def pour que école yi redémarrer pour que ñu mën a sauver année bi mu déggee loolu mu jàpp ne am na fànn yoo xam ne war na si mën a intervenir fànn bu njëkk bi mooy dañu ne mobilisation générale boobu weesuwul lu dul ñu fexe ba bu ñuy dem ci école yi contexte épidémie mbas mi li nga xam ne moom rek nañu am comme matuwaay pour éviter mu def fi jéeya muy mesure barrière yooyu moom mu jël lu bëri ci action yi mu def nii mu teg ko. ci Mbacké delluk ndongo yi ci l'école yi ñu koy waajal yem bokk jamono joo xamante ne jàngoroy coronavirus mu ngi law ci dendu Bawol la. mu mel ni loolu Cheikh Abdou Bara Dolly député def loolu la tamit président conseil départemental bu Louga daal di def moom mi nga xam ne moo di Amadou Mbéri de nee na daal jël na ay matuwaay ngir ñu désinfecter école yi moo xam CM yi la ak lycée yi def set setal bu am solo pompe ko ba benn doomu jàngoro du fa taxawaalu lu ni mel nag mi ngi ko def ginnaaw bu nga xamante ni ñi ngi waajal ubbite yi ñu déglu ko ci micro Mountaga Kane. tey ñu ngi commencé désinfecter def lancement désinfecter les CM ak lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi comme bi président de la république joxe instruction ni avant le 2 nañu fexe ba pomper école yi wax dëgg yàlla tey nag lancé nañu pour que préfet jël décision yëpp ak monsieur le gouverneur ak monsieur le sous-préfet ñu àndandoo pomper école yi ci département bi yëpp pour que mbas mi sori ñu lépp luy lycée lépp luy CEM dañ ko pomper ci kattanu yàlla bu lépp set bu ñu paree ci foofu aussi dañ leen accompagner ci wàllu kit dina am ay thermoflash yu ñu joxe dans chaque arrondissement teg ko ci loxo sous-préfet yi dina am ay carton de gel yu ñu leen jox. ñu àddu jëmale ci wàllu sport ak scandale bi nga xam ni moom moo dab kii di président Lamine Diack ak doomam Lamine Diack ak ñeenti nit yu nga xam ni dañ leen a tuumaal ci affaire wuruc bu nga xam ne dafa amoon ca lii di Jeux olympiques ya ñoom nag seen procès bi dàq nañu ko ba fukki fan wala bokk juróom-ñetti fan ci weer wii di ñëw ñetti fan ba juróom-ñetti fan ci weeru juin Pape Malick Diaw dellusiwaat ci mbir moomu nga xam ni moom la ñu tudde scandale bu IDESA. ci ëllëgu 87e anniversaire am ci la Lamine Diack war a taxaw foofee nga xam ne moo di ca justice française procès wu ex-président de la fédération internationale d'athlétisme I2AF mi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy woowee World Athletic ci diggante 1999 ba 2015 moom mi nga xam ne dañ ko soupçonné ci ab système de corruption bi nga xam ne da doon protéger ay athlètes russes yoo xam ne ci dopage la ñu nekkoon dinañu ko daal di taxawal juróomi fan ak ñett jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin foofee ca 32e chambre correctionnelle bu tribunal judiciaire bu Paris ci fàttali Lamine Diack li ñu koy toppee moo di corruption blanchiment en bande organisée ak abus de confiance waaye it yemu ca ñu ngi koy reprocher li nga xam ne moo di détournement ay kopparu I2AF moom jëme ko ci jëmmam ak ki nga xam ne moo di doomam di Papa Massata Diack ex-consultant marketing fédération internationale d'athlétisme ancien président I2AF dañu ko saytu it ci yeneen mbir lu ci mel ni corruption attribution jëme ko ci JO Tokyo ak mondiaux d'athlétisme ci atum 2017 2019 ak 2021 waaye nag du ca wét ndax dana ca ànd ak ay ñoñam ñu ci mel ni Gabriel Dolé ex-directeur département médical ak antidopage I2AF Habib Cissé avocat ak ex-conseiller juridique bu Lamine Diack Valentin Balachnichev ex-président fédération russe d'athlétisme ak ancien trésorier et vice-président I2AF ak Alexei Melnikov ex-entraîneur chef de course de fond ca fédération russe d'athlétisme ci loolu
ñu jàpp ni mennum Lamine Diack Gabriel Dollé ak Habib Cissé ñoo nar a teew ci tàmbalik procès googu ci borom moom mi nga xam ne mi ngi fii ci réewum Sénégal doomam di Papa Massata Diack moom mi nga xam ne mi ngi ci li ñuy woowee sous le coup d'un mandat d'arrêt international bu justice française fukki fan ak ñett ca weeru février ba la ñu génn ci noonu jot nañu avocat am di maître Moussa Sarr waaye moom mi le mi ngi xam ne ni jotagul benn notification jëmee ko ci tàmbalik procès googule procès boo xam ne ci fàttali ñu ngi ko waroon amal ci weeru janvier ba la ñu génn waaye dañu ko mujj renvoyé li ko waral moo di ay documents bancaires yoo xam ne Sénégal moo ko adressé justice française ay waxtu laataa li nga xam ne moo di ouverture débat googule kon ana fan la Lamine Diack ak doomam Massata Diack ak it ay ñoñam nar a mujj ci li nga xam ne moo di procès bi ca 32e chambre correctionnelle bu tribunal judiciaire de Paris tontu gi daañu ko xam juróomi fan ak ñett jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin. jërëjëf Pape Malick Diaw ci leeral yooyu kon nag ñu jàpp ni procès président Lamine Diack ak doomam Massata Diack ak yeneen ñeenti nit yu nga xam ni tuumaal nañ leen ci wàllum wuruj ak luubal xaalis bu nga xamante ni lewul ñu ngi koy amal ñetti fan ba juróom-ñetti fan ci weeru juin ca Paris. ñu ñëw ci xibaar bu tiis bu ñu dikkal muy génn àdduna Mamadou Abdoulaye Fofana nekkoon journaliste ca RTS mu nekk tamit ku nga xam ni moo njëkk a présenté journal télévisé nekkoon professionnel moom Mamadou Abdoulaye Fofana dëddu na Sada Kane ma fa nekkoon ak moom di yëkkati ay seede di ko teg ci moom di wax i tamit nan la ko xamee ak i tamit ay jaar-jaaram ñu déglu ko ci micro El Hadj Malick Cissé. alors li ma xam ci Abdoulaye Fofana dama naan man mooy suma doyen mooy suma mag parce que Abdoulaye Fofana yàlla may na ko ni ku nekk ak li ko yàlla may moo fi jëkk def journal télévisé fii ci Sénégal. boobu télévision bi commencé wul woon ni mu mel nii benn télévision moo amoon mais boobu même dañ doon def programme yi rek après ñu ne mu dem ba si moment boo xam ne ñu ne léegi dañuy def télévision normalement nañ ko commencé ñu doon def ay programme ñu ne dañ ciy boole journal télévisé bi ñu ci journal télévisé moom mi nga xam ne mu ngi nekkoon rajo Sénégal di def journal parlé fa la ñu ko fa jëlee mu ñëw commencé di def journal bi sax bés boobu temps yooyu dañuy def benn bés tëbal bés bi si topp tëbal ko noonu lañ ko doon defee après man si laa ko fekk ba ñu commencé def donc Abdoulaye Fofana yàlla def nañ ko li lu ñuy jàpp ci histoire Sénégal lu nekk dafay am histoire am moo nekk ci Sénégal boo xam ne moo fi jëkk présenté journal télévisé ci si des yëpp donc ñun ñëpp si ay tànkam la ñu jaar topp ko. ay tànkam la ñu jaar topp ko ñun ñi toog fii tey di présenter journal yi tamit ñi ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana mu nekk le doyen Mamadou Abdoulaye Fofana ku njëkk a présenté journal télévisé ca ORTS jamono yooyu jamonoy noir et blanc la benn télévision moo fi amoon muy office de radiodiffusion télévision bu Sénégal yàlla nañu dëddoo jàmm ñu ñëw ci tour des régions daal di dem xool mbas mi nu mu mel ci gox yeeg gox-goxaat yi dañuy ànd ak Mamadou Lamine Fati ca Géejawaay nga xam ni kii di monsieur le maire jàpp nañu ni moom itamit dafa am doomu jàngoro bi ñu daal di ànd ak Abdoulaye ki nga xam ni donc mooy Mamadou Lamine Fati maa ngi lay nuyu di la ziar. Malick Thiandoum salaamaaleykum di la dalal jàmm fii ci Géejawaay di wax ne rek xam ngeen ko actualité bi li ko dominé muy affaire Aliou Sall muy maire Géejawaay démb wax nañ ne dañ ko testé li nga xam ne mooy coronavirus bi ñu ne da ko am du nu mel jaaxal bu baax a baax askan wile tey bu ñu demee ci li nga xam ne mooy mairie bi fu mu nekk ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñoom tamit njàqare bu rëy la ñu am rawatina askan bi nag di wax ne naam feebar bi ay kilifa lay jot lay dal donc kenn mënatoo mucc ci li nga xam ne mooy feebar bi lee loolu tax na ba ñoom na ñu ngi ñaan parce que autorités yi kilifa yi ñu jël ay matuwaay ngir ñu mën a xeex li nga xam ne mooy feebar bi lee loolu tax sax Malick tey si suba ñi nga xam ne mooy préfet bu Géejawaay woote na ndaje bi nga xam ne képp kuy acteur wala képp koo xam ne am nga ci xam-xam wala yaa ngi yëngatu ci wàllu mbir mi ne joxe nga sa xalaat ngir ñu xool yan saafara la ñu mën a def ngir li nga xam ne mooy coronavirus bi mu jóge ci biir Géejawaay ci loolu sax ñoom tàmbali nañ ko ci commune yi nga xam ne ñoo gën a ëpp li nga xam ne ñoo fa am doomu jàngoro bi muy Médina Gounass bi nga xam ne lu ci gën a jaaxal nit yi Malick Thiandoum Médina Gounass doon na commune bi nga xam ne musuta am li nga xam ne mooy coronavirus waaye bu mu ko tàmbalee am fu mu toll nii ne moo ëpp ci nit ñi nga xam ne ñoo am doomu jàngoro ji su fa Médina Gounass jógee ñu teg si commune bi nga xam ne mooy Wakhinane Nimzatt moo topp ci mbir mi la commune Golf topp ci mi ci li nu mel donc mu doon li nga xam ne fu mu toll nii ne ñu bari jaaxle nañ si donc loolu moo tax ñu wax ne depuis feebar bi tàmbali ba léegi ñu ngi tombal ci téeméer ak
ñaar fukk ak juróom ñaari nit yi nga xam ne am nañ doomu jàngoro jëlee waaye lu gën a jaaxal fanweer ak juróom ñetti nit yi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro bi jëlee ci ko ci transmission communautaire maanaam kenn xamul fan lañ ko jëlee loolu tax na ba askan wi ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu ngi ñaan képp ku nekk nañ si dugal sa loxo ngir ñu mën a xeex li nga xam ne mooy feebar bi lee rawatina fan yi nga xam ne moom la ñuy jëm dañuy dem ci li nga xam ne mooy ubbiteeb école bi lee loolu tax na ba ñëpp a ngi woote nag askan wi ku nekk na ci dugal sa loxo ngir feebar bi lee mu bañ a jaaree ci xale yi rawatina mu génn vraiment fii nga xam ne mooy Géejawaay donc Malick Thiandoum loolu nekkoon li ñu leen indiloon tey di leen jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Mamadou Lamine Fati ca Géejawaay kon la fa gën a fës moo di ni maire ba Aliou Sall ak soxnaam dañu am doomu jàngoro bi ba jamono ji ñuy wax ak yéen ña nga ca hôpital Dalal Jàmm dañuy daal di dem ba Ndar Géej fekk fa Momar Alice Niang Momar Alice maa ngi lay nuyu di la ziar mbas mi nu mu tëddee foofu ci diwaanu Saint-Louis. waaleykum salaam Malick Thiandoum dellu di la nuyu di la ziar lu jëm ci nag jàngoro ji di coronavirus fii nga xamante ni moo di diwaanub Ndar alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ndaxte waa kër docteur jot nañu ay alerte yu bëri ci sami bi waaye nag bañ ko toppee dem ko dafay prélèvement yóbbu ko ci Institut Pasteur résultat yooyu yëpp dafa ñëw nekk ay test yu négatif diwaan bi nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax waaye teewul nag waa kër docteur ba tey ñu ngi dellu di ñaax population yi ngir nag ñu dëppoo ak digle yi nga xamante ni moom la ñu leen jox rawatina ko ci lu jëm ci mesure barrières yi ak takkum masque bi takkum masque boobee sax gis nañu daal waaye takk yi vraiment ñu ngi ciy def liggéey bu am solo tey jii ci suba ci yeneen bërëb yi nga xamante ni moo di ay bërëbu jaayukaay ci mbedd mi ñuy jaay café ak yenn lekk yi tey ci centre ville bu Saint-Louis gis nañu waa commissariat bu Ile def ci liggéey bu am solo ramasse ñi nga xamante ni dañ doon jaay café ak di jaay lekk ci mbedd mi ndax loolee bokk na ci li nga xamante ni xëy na mën naa sooke jàngoro ji nga xamante ni moo di coronavirus. Malick bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci rek ñi nga xamante ni moo di école yi nga xamante ni namm nañ ko tijji ci ñaari fan ci weeru juin ñu ngi koy waajal bu baax a baax fi mu nekk nii ci mbooleem établissement yi kuréel yi nga xamante ni moo di association parents d'élèves yi ànd ko ak ñi nga xamante ni ñoo di enseignants yi ak chef d'établissement yi ñu ngi waxtaan di xool yan pexe ak yan yoon la ñu jaar vraiment ba ubbite googu am ci ay conditions yoo xamante ni conditions yu ñu sécuriser la. egsi nañ ci cëppaandawu journal bi la ñuy jaajëfal Mass Mboup ci réalisation bi Mamadou Diouf doomu xiinin ci jokkoo gi El Hadji Malick Cissé ci coordination bi di leen dig daje incha allah suba ci waxtu wi waaye bu ne saa di Assane Gueye di ngeen ko retrouver 20h30 ci journal bu mag bi nga xam ne ci kàllaamay nasaraan lay doon jàngeen jëf.